association bi kat macha allah mi ngi bëgg a yàgg ndax def na plus de 20 ans te amuñu dara lu ñuy ragal ñoom ñoo ñu dooleel ba ñuy avancer di jëm kanam ba tollu fi macha allah chaque année yàlla dinañu may minimum ñu tirer entre 2 3 4 5 billets jëm kaw donc loolu sant yàlla lañ ciy def di ko sant bu baax a baax nag ndaxte am nañu sos association vraiment te yombul nag yombul de mais suñu borom baa ngi ñuy dooleel ba lu ñu sumba rek ñu dugg ci ak bisimilah yeggale ko ak alhamdulilahi rabil alamin ñu ñëwoon nag di wax ne affaire tirage billet yi léegi ak pèlerinage bi dafa xaw a changé nit ñi dañuy teel a tirer moo tax yàlla def na dañu jëkk a tirer benn billet ndax bëgguñu woon mu am retard général Cheikh Sène ñëwaat may ñu billet ñu tirer deuxième billet bi donc dañ daan def bu ñuy tirer fii lañ koy tirer ci salle bi mais dafa am ay changement boo yéexee tirer rek bu moytulee ki gagné du mën a dem wala buy dem ci privé bi lay dem donc ñuy sant bu baax di gërëm commandement bi comme li ma waxoon léegi rek ku fi mënti jaar rek bàyyi nga fi sa empreinte donc di gërëm Eden ndax ñoom tamit macha allah mention spéciale pour waa Eden ñu ngi nii toog suñuy sœur samay xarit samay mag samay rakk samay àndandoo ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm bàyyi ñu kenn léegi nag dañuy def tamit chaque année dañuy dimbali veuve yi nekk au niveau de la gendarmerie chaque année aussi dañ doon tirer billet may leen billet tamit au niveau des épouses des gendarmes tey nag dañu changé ndax dañu daan def ay pañe ndogu ren ñu ne nañ leen changé ba léegi ñuy def pañe yi ñu jéem a xool rek defe naa li dina xaw a baax suñu sant Fall ak Dieng ndax jënd nañu saaku 50 kilos ceeb grosse suukar ak 5 litres d'huile ak ñaari potu tomate ñu ne nag dañ koy teg vraiment bi ñu xam ne lii la ñu def pour chaque personne du ñu mën a joxe ndoo yëpp dañu indi benn rek comme ça général bi mën ko joxe dinañ joxe tamit transport ndax ku jox doomu aadama lii boo ko joxul transport fan la koy def il faut mu jël taxi donc dinañ ko joxaale transport pour mu mën a jël taxi yóbbu ay denrées ñuy ñaan ya defar nañ tamit ay sachet pour gan ñi aussi ñuy ñaan yàlla nag yàlla yombalal ñu ko ñu di ko def chaque année te kenn bañ a manqué yàlla may ñu doole ak wérle ñuy gërëm aussi El Hadj Mbacke Sarr ndax man dama demoon ci bu assemblée gis ko dem naa cité Elisabeth gis ko mais macha allah keroog boo demee ci conférence am daal di nga fa jëlee njariñ waaw kon nag moo tax vraiment cette année ñu ne nañ leen jël El Hadj Mbacke Sarr ak papaam mi ngi nii toog te vraiment loolu doy na signe bu rafet la daal waaw sa El Hadj Samba Diaw kenn manqué wul chaque année mu ngi suñu wet Imam Ndiaye kenn manqué wul kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla ñu di ko def ay at yu bare bu fekkee lépp te tal ko ci barke Muhammad yonent bu tedd bi sallallahu taala alayhi wa sallam donc ki taxaw nii mooy sama vice présidente ak suñu secrétaire général donc ak ñi ci des ñëpp nag ñu ngi nii toog mooy comme li ma leen waxoon sànq membre EDEN yi wasalaam merci beaucoup ñu bàyyi général bi mu sànni ci kàddoom. ñu ngi lay nuyu di lay jox sa wàccuwaay ñu ngi nuyu suñu papa aussi Imam Lamine Sarr di nuyu docteur Sarr le conférencier messieurs les officiers généraux le général Mamadou Diouf commandant la gendarmerie mobile le général Wagan Faye coordonnateur du SUCO messieurs les officiers mesdames de l'EDEN je vous salue également je vous présente mes hommages déférents honorables invités mesdames messieurs maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant sama taxawaay fii nekk lu dul respecter une tradition comme ni ko la présidente waxee léegi mu di ko nuyu moom tamit Awa Diagne présidente de l'EDEN et loolu mu wax dëgg la d'accord naa ci ak moom bu baax parce que au commandant de la gendarmerie ñëw fii fekk seen conférence tradition bu rafet la yàgg nañ ko def ñu ñaan yàlla na ko yàlla saxal et sama kàddu du gudd ginnaaw bi ma leen félicité
ci seen àndandoo ak seen mobilisation di rafetlu aussi taxawaayu kilifa yi fi toog ak jigéen ñi ak góor ñi yëpp ñi nga xam ne nangu nañu ñëw tey fekk ak yéen bés bi ñu leen sant aussi ndax bés bi aussi bésu gendarmerie la parce que suñuy soxna ñoo fi nekk te ñoom lu ñu nekk ñun ñu nekk ci donc muy commandement bi muy institution bi yëpp bés bi seen bés la kon ku fi ñëw ñun nga ñëwal kon war nañ la jox sa wàccuwaay ba pare sant la ñu ngi leen demander aussi di leen encourager leen féliciter pour li ngeen def nii di ñaan di leen sant di leen aussi wax na ngeen góorgóorlu gën a continuer jàppoo nekk benn parce que mbooloo moom moo am solo te mooy yëfu jullit su ko conférencier bi wax na ko léegi aljamaatu rahma mbooloo ci la yërmande yàlla di dugg lu àndul mbooloo nekku leen benn du sotti du baaxul xale yi tamit ngeen gën leen yaatal parce que l'avenir appartient à la jeunesse ñun bu ñu ñëwee ba fii il faut ñu préparer la relève c'est les plus jeunes les jeunes officiers avec leurs épouses il faut les préparer suñu bëggee dañ continuer ëllëg ñuy ñëw fii ñun toog di leen seetaan ànd ak ñoom il faut que d'ores et déjà ñu préparer leen ñu commencer préparer la relève ci sama xalaat je crois que ça c'est important sinon vraiment yéen mag yi mooy ñi fi toog je vois madame Fall Fama Diaw dégg naa ñuy annoncé léegi l'épouse du général Pathé Seck ñoo fi nekkoon di ñu tette ko fii vous avez bien pris la relève li ngeen def rafet na léegi nag nañu yaatal bàyyi xale yi aussi ñu gën ñëw il revient aussi aux officiers d'encourager leurs épouses à venir à l'État. Je crois que les jeunes officiers aussi war nañu encourager seen soxna yi ñëw bokk ci parce que l'avenir c'est vous ñaan yàlla yàlla nañ ko téwee ni gën a téwee ñi nga xam ne yàlla def na ñoom ñooy dem Màkka yàlla yóbbu leen ci jàmm bu ñu demee seen farata yàlla nañ ko def yàlla nangu ko ñu ñibbisi ci jàmm te bu ñu ñëwee yàlla nañ fi fekk jàmm ngeen baal ma ak wasalaam. en général ma yokk ci ndax léegi li nga wax sax moo ma gën a attiré sama attention ndax waroon nañu xam ñan ñoo gagné mais yàlla def na xam nga xel day fattu bi ñu jëkkee tiré bi jëkk ñëw madame Niang Adja Ndak Faye moo gagné madame Niang Ndak Faye ñu tiré deuxième billet bi ñu général bi may madame Diédiou Mamou Dabo jabaru colonel Salif Diédiou moo ko gagné waaw. ñu ngi leen di féliciter. ki gagné beneen billet bi dafa voyagé donc defe naa doomam war na fi nekk doomu jëkkëram mi ngi fi voilà colonel baa ngi fi. Monsieur le général haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, messieurs les officiers généraux, messieurs les officiers, mesdames les membres de l'EDEN, chers invités, mon épouse Aïssatou Dabo s'excuse de ne pas être présente à cette importante cérémonie, elle est en voyage. À son nom, au nom de ma famille, nous tenons à adresser nos vifs remerciements au général haut commandant de la gendarmerie et à l'EDEN qui lui ont permis, qui lui ont donné l'opportunité d'effectuer un des 5 piliers de l'islam. Je pense que c'est un événement important. Donc, dans ses prières, vous occuperez une place importante durant son séjour à la Mecque. On est vraiment contents et nous exprimons toute notre reconnaissance. di nuyu ñëpp ci seen tur ak ci seen sant di ñaan yàlla koor gi yàlla bu mu nekk suñu mujj koor lépp luñ ci jaamu mu néew ak mu bëri yàlla ko yàlla fuul ci barke Rasulullah lépp luñ ci juum ci tay ak réer yal nañu ko yàlla jéggal ci barke Rasulullah ñoo na tey ci cercle mess bu caserne Samba Diéry Diallo li ma doon wax colonel Bey war a tey nag nekk au bas de la gendarmerie teg garab yi teg ordonnance yi teg perfusion yi waaye alxuraan daf ñoo jàngal
di nuyu ñëpp ci seen tur ak ci seen sant di ñaan yàlla koor gi yàlla bu mu nekk suñu mujj koor lépp luñ ci jaamu mu néew ak mu bëri yàlla ko yàlla fóor ci barke rasulullahi lépp luñ ci juum ci tay ak réer yàlla ñu ko yàlla jéggal ci barke rasulullahi ñoo na tey ci cercle mess bu caserne Samba Diéry Diallo li ma doon wax colonel Bey war a tey nag nekk au pas de la gendarmerie teg garab yi teg ordonnance yi teg perfusion yi waaye alxuraan daf ñoo jàngal nee ñu kër goo ciy dugg alxuraan dafa wax ne qul laa yastawi alxabiisu wa tayyib walaw ajabaka kasratul xabiisi yàlla nee na li bëri te ne gàññi te dara lewu ci lépp nga sàkk ko ci lu araam nee na li néew te barkeel moo ko gën ndax dañ ne inna allazi kaana yaqillu wa kafa xayrun min alkasiiri alha wa kafa li néew te barkeel yàlla mooy def boo amee ci anam woo xam ne ci sa ñaq la jóge nga jaare ko ci anim boo xam ne yàlla daf koo bëgg ak yonent bi nee na lu néew loolu yàlla moo koy barkeel dañ wax ne lu barke rek day mujj sekki waaye yàkkamti am tax na nga bàyyi yoon wi yàlla tëral bàyyi yoon wi yonent bi tëral yàlla nee na loo bërile ba dajale man yàlla dama ci dindi li nga xam ne mooy barke te dañu wax ne lu lewul du law te ku ci regg ci àdduna ba nga koy naw bu yawmal xiyaamee dana ca ràgg ba nga koy yërëm kon yàlla ñu yàlla xiir ci ñuy ut lu lew yonent bi dellu si nañu alal loo ci am na la doy ñu ne ko yaa rasulallah lu tax mu ne yëg nga ne xalaaluha xisaabun waaye xaraamuha iqaabun nee na alal tey leen ci loo ci am na la doy ñu ne ko ndax lan mu ne lu ci lew yàlla dina la laaj dërëm bu nekk ñeent fukki yoon ci lan nga ko am ak ci lan nga ko ñàkk nga comprendre lu tax bu yawmal xiyaama yonent yàlla Suleymaan kuy sonn moo lay gën a sonn ahlu siira ñenn ñi wax nañ ne yeneen yonent yëpp dinañ dugg àjjana bañ leen di teral 40 ans après ci la yonent yàlla Suleymaan di dugg ñu ne ndax lan ñu ne Suleymaan nguur gi mu amoon kenn mësu koo am ilif àdduna ba mu daj ilif nit yi ilif jinne yi ba njanaaw ak picc yi naaw Suleymaan nekkoon seen buur mu ne comme amoon na lu kenn amul danañ ko laaj bu yawmal xiyaamee luñ dul laaj kenn yonent bi ne tey leen wa haraamuhaa iqaabun lépp loo am te lewul yàlla nee na danaa la laaj te bu ma la laajee nga wax ma lii nga am amoo ko ci anam wu lew man yàlla bu keroogee dinaa la duma kon yàlla ñu yàlla xiir ci am lu lew